ceeg président Serigne Mboup mooy njiital CCBM jiite mbootaayu chambre de commerce yu Sénégal waaye jiite chambre de commerce bu diwaanu Kaolack président Mboup ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay bi. Alaaji Assane maa ngi lay ziar di la gërëm di la ndokkeel ci responsabilité yu bees yi nga am. jërëjëf di la ndax mérité nga ko ndax da nga grimpé xëy jot ko. di gërëm tamit waa groupe Futurs Médias yëpp di groupe Sénégal yi ñuy déglu yëpp ak ñi nekk bitim réew yëpp. jërëjëf Mboup balaa ñuy yaatal waxtaan wi ñu wax ci chambre de commerce yi Sénégal bu doon nit la dañ naan nu wér-gu-yaramam demee jamono yi yooyu chambre de commerce. waaw xam nga chambre de commerce comme ni ma la ko waxee mooy institution bi njëkk ci Sénégal. tubaab bi mu fi ñëwee avant ñuy def état sax dañ ko taxawal chambre de commerce mu nekkoon bërëb bi nga xam ne nii. fa la ñuy waxtaane lu jëm ci njënd ak jaay ñu baal ma ndax bi fi esclavage di am sax mi ngi taxaw bi ay temps bi ñu fi nekkee yëpp dañ ko daan gérer bu baax a baax mu nekk loo xam ne nii tey lii am tey amul woon ñuy seet opérateur économique yi fan lañ nekk wala am nañ doole wala amuñ doole d'accord bi indépendance amee nag dafa mel ne Sénégal dañoo jël suñu indépendance politique mais indépendance économique jëluñ ko ndax ba 1980 tubaab bi ñoo yor chambre de commerce bi après 1980 lañ ko commencé transférer sénégalais yi mais bañ koy transférer sénégalais yi dañ ko transféré wul ay hommes d'affaires parce que xëy na boobu homme d'affaires yu am doole néew fi wala intéressé wu leen. mu transféré la ko politique mu xaw a sooxe na at yu bari waaye nag gis nga temps yi nga gis nga ne mi ngi commencé jógaat. ndax Sénégal daa nga fi toog lu man ñaari at doo dégg ñuy wax waxi chambre de commerce mais. fi ne nii alhamdulilah ñu ngi ciy wax léegi nag ñu ngi góorgóorlu par rapport xam nga dara moom bu dee woon di saxaat munoo ne rawuñ ko dama lay wax fi ñu toll chambre de commerce Sénégal li muy bari coow yëpp yi ci sous région bi yëpp ko raw yëpp ko ëpp doole ndax boo yooyu seeni état da leen a jox doole ndax chambre de commerce dañuy fàtte toujours léeg-léeg ñun dañuy wax ak nit ñu naan waaw yéen privé ngeen déedéet chambre de commerce structure état la ça ne veut pas dire que yow tey Assane Gueye suba nommé nañ la ministre de l'information ñu nit ministère bi privé la déedéet lii structure bi état la c'est-à-dire état ko moom mais daf ko jox ay privé njariñ li mooy ndimbal li mu waroon a jox privé yi nga xam ne ni dañ koy jàppalee toog di ko séddaleel boppam mu jox leen ko ñoom ñu séddale ko seen biir justement loolu moo naroon nekk laaj bi lan mooy njariñu chambre de commerce yan mooy ay domaine de compétence domaine de compétence am mooy ñun dañ ko résumer ci ñetti mbir mooy chambre de commerce d'abord mooy cadre de concertation du secteur privé en global du commerce xam nga commerce dañ koy yaakaar ne boo nee commerce ñu ne gën a jaay la mais commerce mooy lépp ndax industriel bi bala moo mën a nekk industrie mu jaay ko pétrole bi ngay dégg sax bala moo nekk pétrole bala moo am njariñ ci xaalis lay mujjee te xaalis mooy jaay léegi commerce boobu ci tudd mooy tax nit ñi yaakaar ne mbiru commerçant la waaye baykat bi dafa am place industrie yi am place banque yi bi am fi place ñëpp am fi place léegi nag compétence bi mooy dañ ne la informer former encadrer mooy lépp lu jëm ci information économique ci yow la war a nekk cadre de concertation ci yow la nekk formation former nit ñi bañ mën a tàggat muy journaliste buy liggéey muy commerçant buy liggéey muy baykat buy liggéey muy industrie buy liggéey centre de formation boo demee France centre de formation yëpp ak école de formation yëpp chambre de commerce moo ko moom beneen bi ñu ne la encadré boo formé nit ba pare doo ko bàyyi mu dem da nga koy encadré fexe gunge ko ba nga xam ne xam nga gunge nag amul yem waaye nit ki moom da nga koy gunge toujours rek mais est-ce que am ngeen les moyens de toutes ces moyens yooyu moo jafe xam nga dañuy wax ne ci foofu état bi sax xëy na daf ñuy nax voilà ndax la amoon bu njëkk bi fi tubaab bi nekkee dañ ko tudde woon bu njëkk dafa amoon lu ñuy wax ristourne fiscale mooy chambre de commerce dañ koo dénk ne ko mu jàppale opérateurs yi mais ñu état bi temps colonialiste ñu signé woon ak moom benn lu ñuy wax contrat de performance boo xam ne nii dañ naan ko suñu encaissé tant de impôt am nga ci temps suñu imposé tant de nangam am nga ci temps moo lu tax mu tudd ristourne fiscale waaye imagine Alaaji Assane avant Abdou Diouf chambre bu ne 26 millions lañ lay jox ba tey lañ lay jox te boobu budget Sénégal la motu 300 millions tey dem na 3000 milliards ña nga ci suñu 26 millions yi ba tey léegi nag loolooy tee
ñu mën a màgg ndax temps boobu loolu bu amoon da ngay gis chambre de commerce day am ay investissement yoo xam ne mën na ko defal boppam gis nga marché international bi ñu état tabax chambre de commerce moo ko am idée bi mais mosu ko mën a tabax état bi tabax waaye nag état bi bu jàppale woon chambre de commerce moo koy tabax ndax soo demee ci sous région bi nga dem ay Mali dem ay Burkina seen chambre de commerce dañoo am loolu te gis nga keroog bi président ñëwee maa ngi koy wax pooru Kaolack en 1910 chambre de commerce moo ko tabax à 32 millions ci jamono boobu. waaw très bien PV mi ngi fi. léegi yeesalug bureau chambre de commerce yooyu lan moo ko yeexal boobaak léegi bureau yi fi newoon ñoo fi. waaw xam nga tamit benn mbir bu fekkee da nga koo bëgg a doxal il faut nga di ko renouveler il faut que mooy loo xam ne ñëpp bokk nañ ko xam nga sa société moom yow yaa ko moomal sa bopp yaa ko moom ak lu la neex mën nga jël def mais chambre de commerce dafa nekk loo xam ne nii dañ ko war a renouveler renouvellement bi nag ci loxol état la nekk. waaye gis nañ ne chaque fois renouvellement bi day am ay jafe-jafe ay xëccoo état bi du ci dem ba jeex. waaw du ci dem ba jeex loolu moom mooy jafe-jafe bi ndax ñun ñi tamit wax dëgg yàlla toog ci barab neex na trop waaye mandat bi jeex na mandat bi nga xam ne nii moom la opérateur économique yi joxoon pour 5 ans jeex na. li ci des état bi moo nekk di def ay prolongement mais xëy na après élection présidentielle yi danañ ci wax en tout cas ñun chambre yi ñun dañu bëgg renouvellement mooy day tax yeneen compétence yu bees dugg ci chambre yi. xale yi dugg ci pour que ñu mën a redynamiser chambre yi. waa jox ko ay moyens pour que mu amal njariñ économique bi. état bi est-ce que jox na solo gi war chambre yi wala boog état bi ñu waxee ko ne leen est-ce que du dafa convaincre wul ci solo yi chambre yi. waaw xam nga dara moom gis na li ñuy liggéey. état bi ci boppam dëgg la man pour man damaa yaakaar ne dañ ko xamul. waaye Alaaji Assane boo xamul dara. yow nga def benn étude ñaari étude mën naa la ko yónnee benn bi direction des petites et moyennes entreprises moo ko def deuxième bi ANSD moo ko def petite et moyenne entreprise génn na ne. structure d'appui yiy jàppale opérateur économique yi chambre de commerce moo ci jiitu. te chambre de commerce la opérateur économique yi gën a bëgg. gën a soxla xam nga lu tax nu mu ko waxee. te xam nga boo nee dara moo ko bëgg da ngay wax lu tax ndax dee na. région boo dem fekk ko fa. ba nga fa. région boo dem fekk ko ñaareel ba ña fa nekk. éli ya fa nekk ñoog ña ñuy dimbale ñoo bokk métier bi. xam nga tey journaliste buñ ko dénkoon ne ko di ko laaj luy dimbale journaliste. xam nga moo la gën a mën a xam. moo ko mën a xam fonctionnaire. looloo tax ñoom études yi daf ko génnee wane ko. am na ay structures yoo xam ne dama doon tudd mooy structure d'appui yi. dañ ciy def ay milliards ay dizaines de milliards mais chaque fois ñun ñuy jox 26 millions chaque fois bu ñu defee évaluation ñoo leen jiitu de loin. mën naa la wax boo xam ne ñun ñoo nekk 17%. chambre de métier nekk 11%. APIX ñëw 8%. voilà mais loolu comme li ma la koy waxee APIX boo demee Kolda nekku fa. boo demee fee nekku fa kon suñuy raisonné Sénégal. xëy na booy raisonné Dakar mën nga ne APIX moo ëpp doole. mais bu fekkee da nga leen tàllal ci Sénégal yépp te Sénégal lañ nekk. ñun chambre de commerce ñooy structure yi nga xam ni d'abord. bu ñuy xool ban lañ gën a xam. dañ naan chambre de commerce ban lañ gën a jàpp ne moo gën a xam luy dimbale. ñu ne la chambre de commerce. mën naa am nag bu ne leen ban moo gën a rëy ban moo ëpp moyen ñu ne la yeneen yi. voilà ñoom ñoo gën a représentatif daal maanaam ñu ngi fu ne. waaw ñun ñu ngi fu ne te d'abord ñu ngi fu ne fii ñu ngi fu ne ci àdduna bi. àdduna bi amul benn dëkk. doon naa ko wax keroog xam nga italien yi ni ngay gisee sénégalais yi ñuy trafiqué ay carte de séjour kooku benn anecdote la ma ci joxe. da daan def buy ñëw Afrique. fu ne mu wut visa. mu dem lijjanti passeport Guinée-Bissau. mais nee na mu dem Guinée-Bissau fa xam nga normalement fa la dëkk. waaye ñu ne ko adresse mu ne ko derrière la chambre de commerce. c'est sûr que am na chambre de commerce. war na ko ni chambre de commerce. waaw xam nga boo demoon Màkka tey ne leen derrière l'église duñ ko xam. boo demoon tey Rome ne leen derrière mosquée waaye boo demoon Màkka ne derrière chambre de commerce. c'est sûr que am na fa chambre de commerce. am na chambre de commerce Màkka sax am na chambre de commerce voilà. président Serigne Mboup nga jiite chambre de commerce bu Kaolack ci boppam fan yi macha allah am na ébullition mu ngi yëngatu ci wàllu koom gi wax ji kay mooy naka la ñuy def ba njeexite am ci fànn yépp quoi mais quand même mu ngi yëngatu foofu. waaw xam nga loolu tamit liggéeyu chambre de commerce la. tey chambre Kaolack bu yëngatu chambre de commerce mais loolu dañ koy delloo ci fa mu nekkoon chambre de commerce Kaolack. moo développé Kaolack. il faut que nit ñi xam ne Kaolack ville bi. du dëkk cosaan bu yàgg. dëkk bi dëgg ay kawoon la ay lat mbenge ay yooyu. Kaolack tubaab bi dafa ñëw gis position bi fi mu nekk mu defar port bi. màggal dëkk bi boo dikkee ci dëkk bi ni ñu ko tabaxee rek bâtiment yëpp da ngay gis ne bâtiment
tubaab bi la comme Saint-Louis ni mel la mel. mooy yi nga xam ne ni après nag la màgg. kii Niassène Léona Touba Ndorong yooyu màgg waa keneen. loolu tamit dafa nekkaat mu nekkaat ville cosmo et kii tamit kii religieux. et politique ndax parce que c'est pas par hasard mais daanaka président bu nekk Sénégal rek. am nga fa histoire. muy président Senghor muy président Abdou Diouf muy Ablaye Wade muy. malheureusement dayoom ci wàllu politique ci wàllu taarixu Sénégal tolloowul ak dayoo gi ci wàllu économie. waaw j'ai l'impression que politique gi delloowuñu naar ba xorom. waaw loolu def ci am ndax dooleem politique am na waaye doole économique bi ma nga fa. dañ ko fulaalul. waaye ma nga fa waaye loolu da ngay jël rek alxuraan li muy waxee zalika benn la lam yakun moo xayran ni'matan an'ama ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla daf ne xéewal moo wàcc benn place. bu xéewal nga demee rek nit ñi ñoo soppi ku nañ doon doxale waaye kon moo tax ma gëm ne Kaolack waaye buñ dellu si waatee gëmaat région bi danañ ko defar parce que xam nga Kaolack waruñ ko du Kaolack waaye Kaolackum Sénégal Sélébé yoon la waaw Sélébé yoon la jeex na waaw Sélébé yoon la xam nga ko du Kaolackum Sénégal la niñ dëkkee dëkku Sénégal amul benn Sénégal bu mu ami mbokk wàcc Kaolack te mënoo ne sama kër nangam nga nii wala sama kër wala nangam loolu ndax ni di dëkk bi tëdd la léegi nag li ci war moom mooy ñun ñu ngi ko commencé depuis 2010 di ci dox mais dañu gis ne li ëpp solo mooy dundalaat port bi ndax port mooy dundal dëkk port mooy xam nga transport marchandise par route dafa cher par mer moo gën a yomb fuuf junni yoon léegi nag am nañ yaakaar ne président de la république lancé na drague yi foofu mais dem na au delà que ça sax ne dana defaraat économie Kaolack lancé na autoroute bi ñi ngi étudier nan lañ mën a defee raay bi ñëwaat fa ñett yooyu bu ñu ko defaree rek defaraatal ñu aérodrome bi Kaolack day nekk mën na nekk capitale économique du Sénégal bien que du yàqal Dakar dara mais day nekk capitale parce que dañuy fàtte ne Sénégal bi ñu am indépendance motuñ 5 millions bu ñu demee ba nekk 15 millions waruñu nekk xalaat ne benn aéroport la ñu am wala benn port wala nangam dafa war a tas voilà loolu mooy wàññi coût yi soo gisee tey suñu dëkk bi ñu cher la dund mooy loolu mooy lépp dafa nekk ci benn bouteille muy Dakar waaye yaakaar naa ni ñu koy doxale incha allah danañ ci am résultat. port bi ñu ngi ci doon def ay inauguration keroog dragage. pour mun a may bateau yi ñu fay teer si. léegi moom ban xeetu port lay doon ak yan mooy doon principalement activité yi. gis nga port Kaolack ci temps colonialiste. mooy premier port Afrique occidentale en matière de transport céréales ak vrac. parce que temps boobu conteneur bariwul. mais moo nekkoon moo jiitu woon Dakar moo jiitu woon Ziguinchor moo jiitu woon Côte d'Ivoire moo jiitu woon yëpp. voilà léegi nag xam nga boobaa dafa amoon 6 mètres. de dragage mooy bateau yi nga xam ne dañuy dugg 6 mètres dana ci mën a def. yooyu dana dem ba 5000 tonnes. mais tey nga xam ne nii bateau 2000 tonnes rek fa mën a dem. xam nga loolu day manqué compétitivité. léegi mooy car boo jël mu mën a def 50 places mu dem jël 20 places 30 places yëpp vide. voilà xam nga kooku. du am compétitif. léegi loolu nag fi ne nii buñ ko dragué. buñ ko dragué loolu day am. wàqi ko day am kon lu ci état bi mën a dépenser rek. daf ko jar. ndax xoolal 400 camions ñi ngi traversé autoroute bi ñuy defar def ci 238 milliards. buñ ko defaree ba pare kii jaar ci camion malien yi jaar ci yàq ko. au niveau de 20 ans te fee su fekkee bateau fay yaar du yàqu. yàlla xéewal la bu ñu yàlla jox. ñun ñoo ko exploité wul. ñaareel ba moom mooy dana am économie ci wàllu carburant bi xoolal carburant bi fi ne nii wóorul kenn xamul lu mu gën a bari saa yu amee accident yàlla na yeex mais bu amee accident c'est des accidents mortels comme fa fekk maa subhanallah mu yàlla bu mu am ci dëkk boo xam ne dëkk bu mag la loolu moom moo tax loolu tax ñu xam ne li fa président def am na solo trop dana dekkil waaye liggéey la c'est-à-dire liggéey buy tàmbale la waaye liggéey buy tàmbale mais am nañ yaakaar ne liggéey la boo xam ne nii très bien dana maa ngi wax ni que Kaolack a ngi yëngu gis naa keroog ay doomi Inde suma juumul yoo fa yóbbu ay investisseurs mais laaj bi mooy benn bi rek ndax dina dem ci askan wi ndax dinañ ko yëg ñoom au lieu que li ñuy dal souvent ci Afrique ay investisseurs yu ñëw dem ak seen i bénéfice rek bàyyil ñu mu caat gi. déedéet ñun loolu la ñuy lijjanti looloo tax chambre de commerce chaque fois bu yóbboo ay nit day woo opérateur économique yi boole leen. ndax tey gis nga doomu réew bu jógee bitim réew lépp lu ko gën a loon mooy mu am partenaire local. bu mu liggéeyal. soo demee ci Gambie yéen sax da ngay dégg ñu naan njaatige.
loolu amul muy américain muy yëpp. loolu ñun bu ñu ko defee suñ programme ñoom dañuy ñëw aji ci bu baax a baax a baax. léeg-léeg ñun ñoo ko dul def suñ programme. parce que ñoo ko def suñ programme ndax da ngay dégg koo xam ne danaan la boo duggee ci sénégalais yi. dañ lay nax mais am na sénégalais yu dul naxaate. waaw xam nga am na sénégalais xam nga réew su fekkoon ku naxee ñu teg la yoon teg. blacklist la parce que entreprise moom entreprise la neex naa xamee. soo demee da ngay gis ñiy leble xaalis sax ci àdduna bi nga xam da ngay toog nga yónnee sa société ñu enregistré ko ne diw lebal ko ki ko wóor la. bis boo fayu dañu lay blacklisté foo ñu tàppee ñu ne diw leerul. loolu bu ñu ko defee kon sénégalais yi nga xam ne nii ñu ngi góorgóor du liggéey danañ leen jàpp. ñun Kaolack moom loolu ñu ngi koy def gis nga Kaolack gis nga dama lay wax loo xam ne sax dinaa ko annoncé xam naa dana am surprise. gis nga même Auchan. ñun ñëw na ci ñun. waaye bañ ñëwee ñun xeexuñu ko. dañ ne ko mën nga installé. su fekk waaw su la yoon mayee. xam nga ñun du yoon du ñun ñooy signé kayitu yoon bi. dafa am autorisation yu mu war a am. mais ñu waxtaan ak moom collaborer ak moom pour que au moins 70% production bi mu jënd ko local. gis nga tey ci foire bi day ñëw. ñun ñu testé loolu. moom dana andi liste produit am ñu toog opérateur yi nekk Kaolack ñëw. ñiy bay ñiy def nangam ñiy def ñëw mu discuter ak ñoom parce que moom mooy décider soo ko convaincre dara mu jënd. loolu amul benn problème loolu man pour man mbirum Auchan warul préoccuper sénégalais yi de trop. parce que li war a def mooy nan lañ mën a defee pour bokk ci. waxuma bokk ci Auchan mais bokk ci environnement bi ndax Auchan bayul. Auchan fabriqué wul. Auchan deful nañ fexe ba. baykat yi fabriqué yi moom mu jaayal ñu au contraire day mujj nekk sax avantage pour ñëw. ndax population bi bëgg nañ ko. ndax population bi li tax ñu jëm ca ñu taamu ko mooy c'est-à-dire propriété bi ndax suñ defaroon suñ marché yi. ñun dañuy wax rek ñu xam mais problème bi ñu jëm. marché yi buñ ko defaroon mu mel na meloon bu njëkk comme ni Carmel meloon bu njëkk rafet. nit ki mën a dem nga yor say mbasin yu baax. dem dugg fa jënd ànd ak sa soxna ànd ak say doom jënd mais kenn du wax Auchan. foofu la ñu war a njëkk a régler ba noppi. dëgg la nit ñi problème de sellaay bi la ñuy wax. sellaay bi emballage. waaw ak complexe bi ci laxasu léeg-léeg aussi. waaw mais du complexe amul complexe sincèrement man gëm naa ne am gis nga nit. xaalisam. amu ci complexe. man gëm naa ne nit xaalis nit kay leneen lay am complexe waaye xaalisam bi muy làmb poosam. amul complexe amu ci complexe amu ci mbokk. voilà. mais jaaykat yi aussi Sénégal dañu tàmm jaay rek bàyyi noonu aussi foofu tamit xam naa ñuy gérer marché yi war nañ leen jàppale mais nit ki commencé ko par kenn ku ci ne fa nga lal booy laal di nga defar ba mu baax. waaw xam nga gérer marché yi. dañ ko jox collectivité locale yi. collectivité locale moom gérer moog état yem. mais El Hadj Assane am nañ fi ay marché yoo xam ne ay privé koy gérer Touba Sandaga kenn lalul ci biir. duggoo ci biir gis ku lal gis ci biir ku tur ndoxam. bu la neexee nga wax ak sa soxna dem dugg fa. boo demee si plaza xëy na sax mën naa am beneen niveau mi ngi mais soo demee ay marché kii HLM am na ay marché boo demee Kaolack cœur de ville la nga fa da ngay dawal sa oto gaare dugg jënd li ngay jënd dem sa yoon. mais marché yi bu fekkee collectivité locale ñoo koy gérer te ñoom mënuñ ko gérer fu neex waaye teg wala ñañ ko jox. dañuy wut ay taxe jiwti gu bari gee tax ñuy bàyyi ku ne lal buñ ko joxee opérateur économique. liñ ci mën a génn ci taxe mu ëpp junni yoon. man de mën naa garantir ne marché yi ñuy wax yëpp bu ñu tegoon un programme. dana am organisation. foofu dana am organisation parce que taxe yi da dul àgg. da dul àgg xam nga gis nga am na benn programme bu kii def bu Gana def. juuti rek ba ñuy def di dagg kayit dafa am ñu dem kenn ku leen indi leen benn système boo xam ne nii kenn du rëcc. mais léegi ñi nga xam ne nii ñoo daan def YouTube di ci am dara ñoo ko bañ mais dañ leen a woo formé leen ne leen kaay ñu woon leen yéen li ngeen daan def mooy da nga daan fayu nit def sa poste. mais kaay léegi dañoo bëgg ñu élargir ko. ngeen am ci 10% 15%. ñu testé ko ñoom fekk te ñoom lañ daan am nekk dañ daan nax. ku ci daan xëy di wàcc 10 000 da nga wàcc 50 000. état bi tamit wàcc du ëpp loolu affaire bi système bi réglé. c'est vrai que un système boo ko bëggee réglé. dañuy wax ne il faut attaquer les causes de la corruption. lu tax ñuy corrompre nit. voilà lu tax nit ki di vivre situation corruption. boobu ngay réglé boo ko réglé rek. moo gën toujours naan damay xeex corruption damay dal ci nit ñi damay def noonu loolu mënoo ci daal. di tere ca doo teg ca wet ga leneen. ndegam sàcc nga mënut a tere. sàcc nga mën a tere boo xam ne ngay tëdd ba guddi mu jël risque ba xam ne bakkan xañ na ci. corruption kenn mënu ko tere te attaqué wu cause de corruption. man noonu laa ko gis. ma fàttali mbokk yi seen émission yoon wi Serigne Mboup lañu ci àndal njiital CCBM di it njiital chambre de commerce bu diwaanu Saloum jiite it mbootaayu chambre de commerce yu Sénégal. ñu waxtaanee ba tey ci wàllu koom-koom Serigne Mboup ak pont bi nga xamante ni mooy pont Sénégambie bi dalaloon nañu ko ñu bari de gis nañ ne dina oyof nag oyof tàngi gu mat lay indi suñ ko méngaleeg coono yi daan daj ca baggu Farafeñe bi. waaw loolu moom
Sénégal yëpp ci kontaan. ndax xam nga Gambie gis nga Europe dañ daan xeex. bu njëkk mais biñ réglé biñ jëlee problème économie ñu jiital ko xeex amatu fa ñaari président mën nañoo dajoo fenn. waxante lu ñaaw defante lu ñaaw mais peuple bi faale wuñ leen. au contraire dañ leen di wax seen affaire la. mais ñun dañoo toll Afrique foo xam ne nii su Barrow waxee dara lu ñaaw day mel ne ñaari peuple yi jot nañ. foofu lañ toll. léegi nag loolu li ñu réglé gul mooy problème économique pour ñu régler il faut que dem beeg dikk bi yomb. tey da ngay nekk fii Mali nekk même pas 1000 kilomètres ci yow waaye tey maag yow fii buñ ne la woon suba am nga réunion Paris ak Mali mën naa am Paris bi ngay jël. ndax wóor na leen ne boo toogee ba 17 heures mën nga am avion bu la fa yóbbu. xam nga Gambie bu taqalee yow lu mu jege ak yow. te pont kii nekk fi nga xam da ngay dem xaar bac man fa am 3 heures 4 heures de temps 5 heures de temps day jafe ci yow. voilà léegi nag loolu moom ñëpp d'accord nañ ne lu am solo la te loolu tamit chef d'État yi dañ ciy war a gën a góorgóorlu. pour régler problème économique yi pour intégration parce que ñoom mënuñu wax intégration africain. te régler woo intégration bi la jege. intégration balaa neex mooy Sénégal régler problème ak Gambie. régler Mali. régler Mauritanie régler Guinée Bissau bañ ne intégré nañ. ñooñu régler la leen sës ñooñu régler mais dem ci benn pays OEA wala dem Kigali signé fa dara ne intégration ci ay papier. su population bi ñaari dëkk yi taqaloo sax c'est-à-dire bu amee ay papier. te Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie amuñ intégration seen biir ñaari chefferie intégré douanier bi toog ak bi toog intégré wuñ. intégration bi du am jariñ dara ñu nekk ci papier. moo tax lii ñu def Gambie lu am solo la ñun sax dafa coïncider. ci lañ jël Gambie mu nekk suñu invité d'honneur foire bi. am na solo ci ñun trop ndax dañuy ñëw ak seen i marchandises te xëy na ci pont bi la ñuy jaar. waaw nee nañ camions yi sax autorisé guñ ko waaye xam naa ne oto yu ndaw la ñuy yor. et c'est vraiment Sénégal 500 exposants la daan am. Gambie rek nee na dinañ ñëw ak 300. voilà seen premier vice président bi nee na mooy ñëw journée ouverture bi. voilà premier ministre moo koy. mooy foire internationale bu Kaolack bi waaw bu Kaolack bi. defoon ngeen ko daaw. est-ce que am na njariñ ak njeexite ci wàllu koomu diwaan nga. bu baax a baax gis nga tey jii rek ma lay wax. léegi laa demoon ci kenn di wax ak moom mu ñëw mu ne ma woote naa fa mais hôtel yëpp fees na. xam nga déjà hôtel mooy signe. hôtel rek mooy signe rentabilité. parce que hôtel mooy ñiy ñëw di dal hôtel. ay nit ñu kii lañ ko am moyen mooy ñëw. deuxième fois dana jël transport. waaw dana jël transport. bu ñëwee dana consommer dana lekk. te loolu lépp mooy delluwaat loolu mooy signe bi nga xam ni moom la ñu xamee. foo dégg événement am fa ngay laaj ba xam ndax événement bi am na njariñ rek wooteel hôtel yi nga laaj nu hôtel yi mel. xoolal transport bi ni mu mel xoolal avion yi ni mu mel. loolu rek la. mais les exposants eux-mêmes parce que ñoom tamit surtout sénégalais yi. waaw moom laa la wax danañ ci gis seen bopp. waaw dañuy gis seen bopp bu baax a baax parce que loolooy tax ñu ñëw. soo commencé benn affaire nga xam ne yaa ngi commencé 2016 263 ñoo ñëw. tey 1000 ñoo ñëw. daaw 680 ñoo ñëw ça veut dire tey gën na 40% de progression. ñun jàpp lañ ne. ci kanam incha allah. waxuñu ne dana nekk foire bi mag ci Sénégal waaye dana bokk ci foire yi gën a mag Sénégal. waaw yan ñooy complainte yi quand même war na du ñàkk moom ay jàmbat. waaw jàmbat yi xam nga commerçant yi suñ commerçant mag. yàlla def na ma fekkee foiru daaw. waaw am na ñaari jàmbat am na jàmbat paas yi déjà. am na ñaari jàmbat. benn jàmbat bi mooy dañ naan. kii dafa cher nu mu tuddati boutique yi dafa cher. boutique yi waaw xam nga kii moom jënd ak jaay moom. loo def rek nit dana dafa cher. mais amul problème mais l'essentiel na fexe bu jeexee cherul. waaw bu jeexee cherul. waaw bu jeexee cherul ndax fi ne nii amatuñu place. benn deuxième fois dañu wax ne nañ ubbi public bi ñëpp dugg. ñu ne baax na baaxul. baax na am na randalkat yi. waaw. randalkat yi boo ubbee mu fees. mënoo assurer sécurité. dëgg la te bari na genn wàll gi duñ jënd. kon ñu ne li ñuy fayee ko su néew muy 200 300. kum jaral ba nga jënd ko rek da ngaa nar a jëndi. organiser ko ba mu dal xel. waaw ba mu dal ñi xel bëgg ñëw pour jënd. waaw ñaari points yi mu bañ a doon langue gu tas rek. voilà danañ def nag léegi bu demee ba jeex. bay des ay 2-3 jours ñu ubbi ko waaye fi ne nii vraiment techniciens yi ñuy liggéeyal ak ñiy liggéey conseil yi ñu tijji ko ñaar daal mooy jàmbat. yi nga xam ni moom la ñuy jàmbat waaye leneen lu dul loolu. gisuguma ko wala boo ko déggee nga wax ma ko. ñu jógee Kaolack ñëw Diamniadio marché d'intérêt national bi yaa ngi koy junj sànq bi ñu fa war a ubbi. yéen ngeen nañ leen bàyyi ak gestion bi lan moo tax. mais marché bi ñun ñoo ko xalaat. ñun buñ ko xalaatul woon sax ñu war ñoo laaj ndax ñun tey ñoo nekk ci marché international. état jaayul jëndul.
soo demee Rafanel ñoo fa nekk. boo demee Thiaroye ñoo fa nekk. boo demee Thiène léegi loolu lañ bëgg a dajale. te li ma lay wax rek lépp lu ay opérateur nekk boo leen ko joxee ñu gérer ko gis nga gare routière yii bu ko état bi doon gérer problème mu neen la. ndax ay chauffeur rek fa nekk. lépp loo xam ne ni ña fa nekk joxoo leen ko ñu gérer ko créer seen nanga seen kii pour gérer ko. ay problème neen la. mais ña fa nekk di déggoo seen biir ba nga am interlocuteur da ciy baax de Sénégal dama gis ni domaine boo dugg rek bari na ay mbootaay. déedéet xam nga am na. UNACOIS gisoon nañ ko fii UNACOIS nangam sangam boo demee ci njàng mi syndicat nangam sangam. loolu lépp fef am na waaye ñun suñu réew dafa am charte yoo xam ne daf ko tracé. xam nga parti politique yi bari na waaye assemblée moo fi nekk. mooy cadre de concertation bi. parti boo am looy wax la ngay wax. engagé wul gouvernement bi. la engagé gouvernement mooy kii mooy. assemblée muy waxal. yow yaa war a xeex pour am ay député. football bi ASC yi bari na club de football yi bari na waaye état buy waxal fédération lay waxal. état tamit noonu la créé chambre de commerce mu nekk loi créé ko. normalement ñun ñooy état mooy déréglé wala ñun ñi kii waaye def ne dafa waroon a wax ne opérateur économique yi lu ngeen di discuter dem leen ci chambre de commerce ngeen discuter man lu may waxal chambre de commerce laay waxal lu may defati lu may confier chambre de commerce laa koy confier tubaab bi ñu fi nekkee loolu la ñu def boo demee France loolu la ñu def. mais état deful loolu moom daa mel ni moom sax mooy njëkk a jalgati mbir yi. waaw xam nga nit ki nga xam ne ni sa njariñ dañ la koy wax. yaakaar naa boo ko deful da ngaa xamul rek ndax nit ki tamit mën naa am tamit ñiy gérer état bi. ay nit lañ comme ñun. te nekkul ci benn bopp xëy na léeg-léeg bu ñu nee état rek ñu ne président mais lépp xajul ci boppam. mais soo gisee émission yi baax fonctionnaire yi di ko dégg di comprendre ndax man xam naa ne président de la république wala ki bëgg ku la defaral. bu xamee ne lii bu ñu ko defee moo gën. danañ ko def waaye bu ñu nekkoon non boo leen ko joxee duñ ko toppatoo duñu def lii. te mu nekk loo xam ne nii yàlla na yàlla yërëm Lamine Niang. moom moo ko xalaatoon yàgg na jiitu na. ñëwug Ablaye Wade jiitu na ñëwug Macky Sall. ci temps wu Abdou Diouf la ko xalaatoon. yàlla def mu ñëw ci président Macky Sall defar ko kon nag mi ngi koy intégré suba. suñu sañoon ñu jox ñu ko. suñu ko joxul. wala ñu impliqué leen ci. waaye nag marché bi nu muy tëddee. li olof di wax mooy ndimbal nañ mooy lu sotti am borom. lu sotti am borom. waaw ban xeetu marché lay doon. marché bi li muy nekk mooy parce que aussi terme yi day rëy lool. waaw li mu nekk mooy non xam nga tey marché lu mu am solo. nañ koy gérer ëpp. je veux dire que appellation tur yooyu changé rek. mais waaw xam nga tey yaa ngi toog nii boo toogoon ba mu yàgg nga bàyyi sa tool ba pare. am sa salade bu bari. amoo koo ko jaayee. est-ce que mën nga nekk di wër nga teg ko ci mbedd mi nii nangam. marché den national mooy dañuy fexe. seet producteurs yu mag yi usines yu mag yi. grossistes yu mag yi ñu am fa seen lépp nga xam ne boo fa duggee mën nga jënd lépp. mooy daanaka supermarché en gros la. en réalité supermarché xam nga supermarché da ngay dem jënd détail. bii supermarché en gros la looloo tax rek ñu naan ko marché d'intérêt national. day gën a yokk organisation. waaw day yokk organisation. boo ko duggee mën nga jënd c'est-à-dire baykat bi mën na fa ñëw. nappkat bi mën na fa ñëw lépp mën na fa ñëw. ñu organiser ko ba nga xam ne nii kenn ku ne. da nga fay jaay wàcc fa as tuut. ndax ñun proposé nañ état bi sax ne ko même prêt bi ñu ko jëlee. nañ ñu wax nañ ko jëlee ñun man gis naa infrastructure yi. ku ko organiser bu baax. c'est pas grave prêt bi yomb naa fay. yomb na fay. waaw Diamniadio ci boppam coow li bari na ci trop ci wàllu parc industriel ci wàllu méngaleeg jamono yéen opérateur économique privé Sénégal bi gis ngeen seen bopp. bien sûr gis nañ suñ bopp. te sax la fa nekk lépp ñoo ko def. coow lay bari rek. ah bon coow lay bari rek. la fa nekk di fonctionner. mu nekkul affaire u état. ñoo ko def soo demee bâtiment ba fa njëkk a pare. professeur Mbuub moo ko def ay sénégalais ko dessiné. ñoo ko tabax soo demee tey délégation bi autorité bi kii Diamniadio foofu la logé moom moo ko loué barki dem gis nga cité ministérielle yi yooyu tamit ay doomi sénégalais ko def doomi africain waaw beneen cité ministère yi ñoom tamit tel yu ma ko def léegi nag am na lu ñu deful mooy hôtel bi kii bi nu mu tuddati stade mais loolu ba léegi tamit Turquie yi defuñ ko état du Sénégal moo leb xaalis bi Turquie yi dégluñ ci ñaar fukk. état du Sénégal moo ko leb ci Turquie. c'est vrai que Turquie lebal na ko ak condition yu baax waaye Turquie tamit def na ko maa ngi la koy lebal condition waaye sama doomu réew rek a koy moo ciy liggéey. ñoo ciy liggéey. voilà loolu mais quand même sénégalais ci li liggéey bari na li nga lim sànq. waaw léegi. xëy na la ci ëpp. Turquie lay des ndax société bi koy gérer sax
bu ko turki di fay du wéri xaalis bi Sénégal. turki lay toog. mu jënd matériel ba foofu jënd foofu xëy na fii ñun main d'œuvre bi mooy am na ay sociétés sénégalais yu fa dem def ay sous-traitance am na. mais l'État du Sénégal mënoon na def le contraire. le contraire mooy lan. mooy maa leb xaalis bi. gouvernement turc waaw d'accord nga maa ko leb maa koy fay 50% yow la 50% man la. ku ko état jox ëmb xam nga état il faut de temps en temps mu jël ay choix. mais malheureusement condition leble gi moo demee neneen. déedéet condition leble gi c'est négociable à 50%. moi j'en suis sûr que c'est négociable à 100%. ah bon oui à 50%. ban intérêt la suñuy njiit am kon bu ñu xamee am nañu priorité boobu ñuy làmb leneen. man xam naa ne Chine bi gën a compliqué. c'est négociable à 50%. mais da nga koy négocier sëñ bi. li ma lay wax ne la léeg-léeg nit ki lu ñu la tegoo nga nangu ko yaa ko teg sa bopp. c'est négociable xam nga kii leble xaalis bi. ku sañoon xaalis bi yëpp dugaat réewam. doon la wax ne la jëlal 50% bi nga def ko yow yaay mën a dikk ne ko yee 50% bii. naxanteeg moom waaw du naxante sax. Sénégal am na choix lépp fu ko neex. c'est-à-dire bu ñu jàpp ne. gars yi ñuy lebal tout ça nangam Sénégal c'est bien que président gërëm leen tout ça mais ñoom dañoo yor seen xaalis di ko leble. su fekkoon dañ ñu koy lebal. wala ñu may ñu ko d'accord waaye dañ ñu koy lebal ne seen réew. gis nga ñoom bu ñu ko deful ci kanam tuuti seen réew duut amati liggéey. parce que su dee autoroute defar nañ ko ba noppi. su dee ay raay defar nañ ko ba noppi amatuñ possibilité marché entreprise yooyu bu ñu leen bàyyee andiwuñ leen Afrique dañuy tëj. voilà parce que defaratuñ ko. léegi nag il faut que ñu wutal leen ay marché feneen mais ñun tamit li ñu war a def mooy fexe ba nga xam ne ni tey dañuy boole sénégalais bi ak chinois bi. ñu liggéeyandoo ñu bokk même responsabilité ci projet mais ni ñuy lebee est-ce que dal na sa xel en tant qu'économiste. non xam nga ni ñuy lebee dal na sama xel parce que daanaka leb bu fi Sénégal lépp banque mondiale da koy approuvé. te ak FMI daf koy approuvé su ko approuvé woon ki koy leble du ko leble. bul yaakaar ne Sénégal waaw bul yaakaar ne Sénégalais da ngay dem rek. Sénégal da ngay dem rek lépp. Sénégal dafa nekk ci union FMI. mondiale c'est-à-dire ñi ñuy lebal suñu xaalis. FMI da koy xool. ba ne la ba lay jox la ok ne la lebal. voilà looloo tax. mais pourtant léeg-léeg mooy dégg benn kilifa bu banque mondiale wala kuréelu koppar genn gi ne seen taux d'endettement nii état bi tontu ko ne non c'est pas encore inquiétant et cetera. waaw loolu moo lay jox exemple ne la FMI mi ngi teg bëtam. mais dama ne la le fait li nga teg sa bët. loolu nga mën a wax ne baax na ak baaxul. mais tant que yaa ngi wax léeg-léeg nga ne baaxul rectifier mu rectifier tant que yaa ngi wax nangam parce que état bi mën naa am sax FMI wax ko dara. loo xam ne nii moom xëy na demewul noonu FMI. c'est normal léeg-léeg boo duggee ci souveraineté nit. ne lii la ak lii il est obligé d'agir. FMI moo war a xam ne muy doxalee. man je pense que man li ma le opérateur économique FMI li muy wax état bi naka ko wax ci suuf ci ay bind. mais jël presse bi di wax du rôle am ñemewuñ ko def feneen. vraiment man. très bien Serigne bu ñu wax ci solo yi PME yi quand même Sénégal est-ce que ñu ngi leen di jàppale est-ce que ñu ngi koy suqat ni mu waree les petites et moyennes entreprises. non loolu des na moom laa la wax des na bu bari. xëy na soo demee ci état bi. effort yi ñu ngi koy def xaalis bi ngi génn loolu kenn waxu ko. soo demee li fi nekk ay structure yuy toppatoo PME nga dem ñu won la ci budget bi lii jox nañ ko baykat yi lii jox nañ ko DER lii jox nañ ko FONGIP lii jox nañ ko APEX kenn xamul na toll. xam nga lan lay niroon. nit ku tëdd sonn au lieu que ñu woo spécialiste yi taxaw. xool lu ko feebarloo. ndax ORL la. ndax bëtam yi la ñu jox ko kooku mu faj ko. déedéet kenn ku ne da ngay ñëw rek di bës rek. di piquer rek jàpp ne kii di faj si buru kii di faj ndax xam nga bu yàggee. da ngay dem ba nga xam ne nii malade bi day xaw a sonn. diagnostic bi lañ deful waaw wala ñu di ko diagnostic toujours rek. su xëyee tey ADP ma ñëw chambre de commerce yi ñëw kii ñëw ku ñëw organisation professionnelle luy sa problème mu wax a wax ba pare yaakaar gi bari. temps bi mu war a dem toog liggéeyi sax temps wu diagnostic looloo tax ñun li ñuy proposer. état bi mooy structure d'appui yépp waxuma la mu désoudre leen. mais structure d'appui yépp mu liggéey wàññi seen fonctionnement. ñu balancer ko ci chambre de commerce dafa am diisaay lourdeur dafa am diisaay. ñu balancer ko chambre de commerce bu ñu ko balancer chambre de commerce avec contrôle de l'état parce que l'état xam nga tey man su ma amee sama structure de patronat. l'État amul droit demande ma que je lui rende compte ci xaalis bi may jox amu ci droit. parce que privé la. les chambres de commerce du privé état la ñun suñ compte yi trésor la nekk
dañoo war di déposer ay rapport Cour des comptes mën naa ñëw si ñun. waaw xam nga loolu li nga xam ne yow yaa ko moom da nga ko dénk uniquement ay privé. waaw loolu je pense que bu ñu ko defoon. danañ mën a dimbale opérateur économique yi. ñu am benn cadre bu gën a baax daal. très bien ñu wax sëñ boobu ci wàllu création d'emploi taxawalam xëy ndax ku ne xam nga ne état moom la mu ciy jël lu néew la par rapport ak askan wi ak li ñu soxla ci liggéey souvent usines yi ñoo tax ñuy wax est-ce que yéen privé Sénégal bi yéen a ngi góorgóorlu ci création d'emploi. waaw xam nga création emploi moom nit da ciy góorgóorlu mais ay opportunité la. waaw xam nga du loo xam ne nii dañ ciy rey sa bopp il faut dire la vérité dama lay wax. man noo ma fii ne. woy damaa war a créer emploi déet ñun man dénk ñu ne l'état du Sénégal. lañ dénk la responsabilité moom la war. dafa war a créer opportunité. yu tax ñun ñu forcer ci ñun ñu dugg ci. loolu mooy problème bi mais du ay woy secteur privé créé wu leen emploi defu leen danga bu ñu créé wul emploi rek l'état moo créé wul opportunité yi tax ñu mën a créer emploi. bon c'est vrai que opportunité yi créer emploi fi ne dañu basé wu toujours beaucoup ci commerce bi. soo demee dernière kii ANSD daanaka 70% ci commerce la. mais emploi dafa waroon a nekk beaucoup plus dans la production. voilà surtout commerciaux yi mooy créer xaalis bu gën a bari mais warut a créer richesse warut a créer emploi bu bari. warut a créer emploi bi ci back office bi la war a nekk mooy ci industrie bi. ci loolu la war a nekk daal comprendre nga. parce que comme ni ma la waxee réew bu bëggee développer. mënul nekk fu ne table. fu ne boutique fu ne nangam. ay supermarché la war a am waaw la braille voilà foofu la war a nekk tey nag dafa nekk ci ku ne nga teg sa table ku ne nga yor sa journal ku ne nga yor sa mbuus di jaay ku ne nga taxaw yor sa nangam foofu la nekk te foofu baaxul foofu day du waxuma ne baax moo fi sës daal mooy dernier maillon. waaw dafa mel ni waaw ñàkk pexe moo ci dugal ñu ndax soo gisee tey ñi ngay gis ñu naan ñi ngi dugg ci gaal yi 90% mooy ambulant yi mais gisoo kenn ku toog am liggéeyam am programme liggéeyam am avenir am di dugg ci gaal yi même bu dee gardien fenn di liggéey am salaire am bu baax duggul ci gaal yi kon loolu moo des loolu nag li ko mën a defee mooy industrialisation bu am doole état bi gën a jàppale usine yi xoolee exemple Kaolack li ma la doon wax président ñu ngi fa yor benn usine boo xam ne nii mi ngi produire li muy produire mën na ay 2 millions de mètres. mais 120 personnes a koy produire. usine piis la. waaw piis la mais li muy produire yëpp daf koy escorter. xam nga olof day wax ne bala ngaa jaay laax lekk laax. bala nga laax jaay laax lekk. laax lekk. mais ñun ñu ngi laax di jaay. te mënuñoo laax lekk ndax ci dëkk bi dañoo ubbi commerce bi ba mu ëpp. commerce bi du fay dara wala chinois yi seen bopp sax. gis nga commerce boobu dafa sonal sax commerçant yi. chinois yi seen bopp ñoo ñëw ñi leen daan jaay. ñoo ñëw yebal fi ay nit ñu ñëw di leen jaay léegi ñu ngi ci dernier maillon bi gars yi nee nañ léegi ñu daan jaay. mënatuñoo accès lan moo fi nekk ambulants yi ñooy dem ci chinois yi. mais mën nañu am un jour chinois yi ñëw defal ñu ambulant léegi. waaw nekk ambulant mu jeex loolu moom duñ ko nangu. déet amul luñ dul nangu xam nga nit ki. loo waajul. amul gis nga nit ki. dëgg la loo waajul amul parce que ambulant bi bu demee ba nga xam ne chinois bi moo taxaw sa buntu kër. di la jaay ambulant mu gën a yomb. da nga dem ci ambulant bi moo tax ma ne la loolu amul poste moom amul nationalisme. waaw poste moom opportunité la am. voilà léegi nag ñun li ñu gis ne mooy mais yooyu yëpp suñ ko waxtaanee woon ak chambre de commerce mën naa am ay yoon yu bari yoo xam ne dana rek. finalement laaj bi bu gën a direct la ci gën a leer Serigne Mboup gis na boppam ci nguuru Macky Sall bu ñu ko méngaleeg ba woon ak Macky et président Abdoulaye Wade. mais bien sûr xam nga man ba ma dalee nekk di jaxasoo état ci Abdou Diouf la. ñu bari dañoo fàtte. Abdou Diouf la njëkk a amal maa ngi doon woon président sax ba ma président Abdou Diouf recevoir ak la ma ko waxoon temps boobu même bu ma président bu toog bu ma la ko waxee c'est la même chose amul différence. noonu lañ ko nekk woon ak Abdou Diouf président Abdoulaye Wade dañuy def comme Macky Sall amul loolu ñu am Macky Sall même chose la. ñoo bokk loolu ñoo même chose la. léegi xam nga il faut ma wax leen gis nga économie ñun mas naa ko fi wax ñun ay soldats de l'économie la xam nga yow. militaire bi wala général bi doo ko wax mukk ne ko ndax gis nga sa bopp ci Abdoulaye moom il est là pour la république. waaw la république ñun économie. on est là pour l'économie. l'économie amul c'est vrai que nag mën na am favoritisme mooy ñu jàppale mais c'est la même chose mu am favoritisme ñu jël militaire kii bi nommé ko général. c'est la même chose amul différence. et je pense que seen métier tamit yéen noonu la xaw a mel. ñun loolu lañ gis ne man gisuma ko. su même bu amee ay ñoo xam ne dañoo am faveur. nga xam ni da nga naan kee amoon na faveur ci fii amul faveur loolu c'est normal. bi may wax ma gën a leeral sama xalaat man je parlais de l'environnement de travail c'est-à-dire ci wàllu économie yow en tant que opérateur économique. gis nga sa bopp ci système économique bu Macky Sall.
waaw xam nga su dee domaine. yi nga xam ne ni ay domaine électronique ak yooyu amul problème. dëgg rek laay wax benn domaine rek laa am wàcc mooy domaine oto. domaine oto mooy c'est vrai. dafa amoon partie boo xam ne marché ouvert la pour ñëpp ko bokk. kooku amu ci problème la ma ca daan am maa ngi koy am. dafa am marché boo xam ne Ablaye Wade moo ko daan jënd direct ci boppam. moom moo daan jënd fayal boppam. xëy na marché boobu président Macky Sall jëndul oto. comme ni ko Ablaye Wade doon jëndee wala jënd ko ci ñun. loolu rek laa mën a wax boobu rek moo am lu wàññi ko mais man gisuma différence bi. mais bu dee considération. bu dee yëg-yëg bu dee respect. ndax war dëgg yàlla barki dem bi mu ñëwee Kaolack. bi muy tudd di wax naan kii du tudd bi mu yëkkee ba ci sëriñ mu doon ne cher sëriñ. ça veut dire que jox na ko respect. te respect boobu ma ko jox yaakaar naa doppoon man opérateur économique yépp la ko. dëgg la justement loolu di respect daf ñuy may ñu dugg ci penc mi nag léegi dafa naa ne mbiram économique wutam xaalis bi dañ koy teg fële wax ci yar gi parce que moo jiitu lépp président Serigne Mboup. bu ñu defarul nit ñi foog naa ne économie bi du mas a jag te gis nañu ne fan yi saagante ay agression est-ce que nit ñi fa ñu war a taataane ci yar ñu ngi fay taataane dëgg est-ce que système éducatif bu Sénégal ci gàttal baax na. gis nga El Hadj Assane gis nga yàlla dafa am aaya bu mu wax daf ne li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf falya'budu rabba haazal bayti llazii at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf. gis nga yàlla pacte bi mu jox nit bi mu wax ak Quraysh dañ leen créer naa leen ay conditions yoo xam da ngeen mën a def commerce sedd bi ak tàngaay bi kon nag jaamu leen ma. ndax loolu moo leen may. xiifatu leen amul leen peur. gis nga économie bu tasee cim réew rek loolu réglé gis nga saagaanteeg yooyu yëpp. signe de pauvreté la. waaw signe de pauvreté la. signe de kii la de humiliation rek la te loolu lépp dafa ànd. léegi nag man mënuma fi nekk di joxe moral. bien sûr pour nit ñi parce que. mais am nga ci xalaat nag am naa ci xalaat waaye dama ne man mënuma ko joxe. parce que ñi bon sax ñooy wax la. waaw arrêter de donner des leçons. non waaw loolu laa man mënuma jox waaw l'intérêt de la société. mais man de sama papa xam nga lu ma daan wax. même bu ma dajee kenn. koo xam ne nii damaa xuloog moom. ma ñëw mu toog mu di ma laaj. lan ngeen jote ma waxee ba noppi. mën na d'accord ne waajee ma tooñ mais xam nga lu may wax ba ma lay yar pour boo dajee ku réew a tax. comprendre nga li ma la wax c'est parce que Sénégal waruñ fi nekk diw ma tooñ. diw bu la tooñee te yow nga yaru du ngeen xuloo. ça veut dire que yow bu la tooñee bu reewee nga reew rek ngeen xuloo yéen ñaar ñëpp a reew mais ku reew ak ku yaru buñ dajee duñ jote bon. mais ngir ambition yi ñu bëggal réew mi laay wax au-delà de man yow ak keneen dañuy wax réew émergent lañ bëgg mais réew yi émergé yëpp ci nit ñi la mentalité bi nit ñi il faut nga diir seen xel yi comportement autoroute péage gi yow léeg-léeg nga jaar fa ba ñuy dem màggal yi gis nañ ni nit doon dawee ci tali bi ñu doon bërëngoo ci yoon wi. xam nga ñun yàlla daf ñu dimbali daf ñu olof daf na yar. diw yaru na. yar mooy lan ci ñun. karawaas. waaw da nga yaakaar ne ay américains ak français yi lan mooy tax nit ñëwu faa def loolu. du yar bu nekk seen yar boo ko fa defee yoon dal la. sanction suñ problème loolu la. bis bu ñu àggee ci lu waay def yar dal ci sa kaw pas wax. dëgg la pas ay affaire ku fi def lii ku fi def lii non. ku fi def loolu yar daf laa war a dal ah. dëgg la voilà man noonu rek laa ko gis affaire bi du ay affaire nañ wax nit ñi nañ wax nangam nañ teg affaire yi ci yoon. ku def dara yar dal la fii nga nekk. kenn yow yaa fi kilifa gi. ku fi def dara bu subaa mu gis ko waaye bu fekkee yow su fekkoon ku fi neex dara. ku fi def dara. du mujj fenn soo dikkee fekk bu may def nit ñi ñëw toog sa bureau. def leen neex loolu rek. waaye njiitit mën na yare ci doxalinam yow mi war a yare nga yaru. mais bien sûr dëgg li ma la wax buñ lay booy dajee danaa ne bu ma lay yar pour boo dajee ku réew a tax. nit ki kay bu jiitee dafa moo njëkk a war a gën a yaru. yonent bi moo daan woon nit ñi exemple ci ay jikkoom mënul wax ne def leen lii ba pare dem defi leneen. dëgg la tudd nga sang bu tedd bi modèle yeneen yi nga xam ne ñun moom lañ fekk suñu jamono ñu ngi fi ak suñu maam yu baaxee woon. gis naa président ay jamono ci ginnaaw dem na ca Lat Joor bërëb bu mu tëdd ca Deqale. barki Demba Ndiaye dégg naa muy wax ci Buur Siin effectivement yooyu modèle lañ war a jox bu ne. dañoo amoon ay valeur dañoo amoon ay valeur ñooñu ak valeuru bañ valeuru dundee valeuru gëm seen bopp. xam nga Sénégal léegi boo fi waxee gëm sa bopp. wala nga wax sax ne système ñu ne bii Sonko la wala. man ci contre ça moomuñ ko. et mais ñëpp d'accord ne système bi dafa war a changer. système bi ñaar la mooy gëm sa bopp. ak doxalin wi. loolu moom kenn ku la wax ne la nangam dafay changer gis nga. yàlla nañu yàlla dimbale mais loolu nit ñi danañ ko changer seen bopp. képp koo xam ne nii ci kanam. da nga bëgg nit ñi. teg la fenn. da nga gëm sa bopp wane ne yow man réew mi nga gëm. ndax dama koy wax barki dem gis nga Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass. bu daan signé sax da daan wax El Hadj Ibrahima Niass al Kaolack yi. loolu la daan signé
Cheikh Omar Fouti. xam nga da ngay Fouti ñu bari dañuy yaakaar ne Fouti la tudd. Fouti mooy man Fouti laa dëkk. voilà gëm sa bopp. waaw gëm sa bopp loolu mooy gën mooy nga identifié ci sa bopp yonent bi dafa dem ba naan ko njool Makka njool Madina. donc Sénégal je pense que ku fi bëgg a nekk. li ngay wax mooy da ngay fier ci sa bopp. dëgg la te fier ci sa bopp mooy lan bu ñu wax ne Sénégalais yi mënuñ lii man wax naa ko toujours Sénégalais. taxuñ fi ne dañoo war a wuti président bi gën ci àdduna bi waxuñ ne dañoo wuti premier ministre bu gën ci àdduna bi waxuñ ne ministre mais buñ fi nekk nag ne amuñ médecin yi baax amuñ journaliste yi baax amuñ am d'affaires yu baax man vraiment damay ñaan loolu man saa yiñ ko bëgg a déggee kenn wax ko rek dafa may metti ci xol ndax su ma dikkoon tey ne la amuñ président bu yu baax amuñ premier ministre yu baax amuñ journaliste yu baax amuñ docteur yu baax nañ kenn ku ne li nga amee ngay demee marché nañ jël suñu opérateur économique yi jàppale leen bu ñu leen jàppalee balaa mat ci ay at ci kanam danañ mel ne opérateur économique yi ci monde bi yëpp voilà mais d'autant plus que sax opérateur économique ak privé yi ñuy wax noonu ñoom au moins ñu ngi créer emploi ñu ngi góorgóorlu di jàppale ay ñoo xam ni ñooy soutien wu famille alors que fii li ñu fi gën a jox fulla di politique wax jee ëpp jëf ji waaw mais tamit moo tax gis nga toujours li ñuy dundee politicien ñëwoo ko ñëwuma ko ah yaa ngi yaakaar ne mi ngi jariñu mais lu mu am mu dem ca munul nelaw munul tëdd toujours mi ngi peur li gënoon a am importance mooy dimbali nit ñi ñu am liggéey ba duñ la tal ba nga xam ne nii bu ñuy voté seen conviction bopp la ñuy voté loolu moo ëpp solo ci li ñu nekkee changer système bi yaa ngi wax sànq ay jikko yu am solo ak jom ak valeur yi suñu maam yi woon mais ku ne xam nga Sénégal li ñuy defee politique du ñëpp nag mais am na ñu ci boole tappaleeg wër yenn saa yi sax buñ ko mën a tuddee ñàkk jom nga baal ma baat bi bu tey nga ànd ak diw xas ko bu subaa nga ñëwaat et cetera loolu du ay modèle yu baax xam nga na basé ci valeur gis nga Alaaji Assane du valeur yu baax man terewuma man ñaawluwuma ku nekkoon benn place di kat feneen mais na fekk valeur moo la fa yóbbu waaw ndax bu doon loolu l'islam du taxaw su dul doon loolu bañ fi ñëwee yonent ba mu ñëwee waa Màkka la fekk ñu fier trop mais dafa am ñu bàyyi seen diine ñëw fekk si ko daana ñaan yàlla sax yàlla nag ma indil Omar ak keneen xam nga ñooñu jamono boobu man leen woo sax ne leen yéen da ngeen ñàkk jom da ngeen transhumance waaye ay valeur leen fa yóbbuwoon mais du ñoo xam dañoo nekkoon ci sax voilà su fekkee ne ba pare mer dem ñëwati yooyu waaw su fekkee xaalis xam nga lépp dafa tourné ci xaalis rek ndax su xoolal ñi ñuy wax nga tudde leen ay ñu leen di xas ci transhumance mais ku ci am métier bu valable amul yow bu amee sa métier bu valable am sa c'est-à-dire mën nga politique mën nga jàppale nit ki mën nga waxal nit mais doo ñàkk jom man je pense que lépp day dikkaat ci repousser li ma ci noonu ma la wax ñu gëm suñ bopp ñi am xam-xam liggéey am emploi am salaire am ay revenus je pense que loolu moo mën a régler problème bi bu ñu ko defoon rek lii lépp nañ régler waaye tant que ñi ngi gën a appauvrir nit ñi di gën di ko def lii day am te yow mi ciy bénéficié wu da ngay sonn dëgg la waaw ndax ñun xam nañ nit ñi duñu noppalu doo noppalu déedéet autorité yi président de la République li muy sonn xam nga koo dajeeg moom wax ko sa soxla boo demee ay réew yoo xam ne nii seen PIB moo ëpp 20 fois Singapour président bay dox ci mbedd mi mais kenn du ko luñ koy doyee waaw fii de waxuma président mais booy liggéey rek déjà gis nga sollicitation voilà mooy loolu rek ku ne tàllal loxo parce que jamono neexul te ñi lay laaj ñoo nekk sa noon parce que jalousie la mooy suñ sa ñoon doo leen jox dëgg la waaw te boo leen yàggee jox bu yàggee tey nga ñëw joxoo leen ñu mere la voilà ki jalousie ki koy jox de du nit xanaa robinet bi lay sang boo ko tëjee doo sang mais loolu la olof lu mu wax ku yar sam waaw yow la njëkk ma gis nga yonent bi sax daf ko wax dana ittaqu sarra man ahsana ilaykum fa mu ne na nga ragal ayu ki nga xam ne da nga ko defal lu baax ki nga defal lu baax bis boo demee ba am ak moom ay da ngay xam ne mooy gën a tar ka nga musta defal est-ce que voilà waaw Sénégal fan yëpp ñu ngi dafay appel à jàngu bi këru l'islam gi ñëpp neen jàmm dañuy tiit fitna ci élection yi ñu dëgmalati malheureusement ay du yam ci bopp borom léeg-léeg sax yéen privé geeg jaaykat yi ñu rombaale seen i magasin yàq ci ñoo xam ni wax dëgg yàlla irresponsabilité rek toog ci micro yi rek nekk kilifa war a waxee waxu kilifa gu mat nga wax benn baat rek boo xamante ne mu ngi mel almet koset rek mu taal ab tool man li ma gëm a laaj Assane waxoon naa ko 2012 loolu laay waxaat Sénégal agression verbale la ñu am agression physique gisaguma ko parce que Alaaji Assane koo fi dóor bala ngaa pare sa mbokk la dégg nga dëgg la man je pense que li gën a am solo kilifa diine yu wax ñëpp wax ba ñi war a def élection yi leer waxuma ne teguñ ko ci yoon de leeral nit ñi ba nit ñi dalal seen xel confiance dalal seen xel ndax damay wax yàlla sax dañ koy wax ne ko dalal la suñu xel yonent yàlla Ibrahima daf ne yàlla rabbi arini kayfa tuhyil mawta mu ne ko xaala awalum tuumin mu ne ko balaa walakin liyat may na xal bi yàlla na ko fa xus arbaatan mi ne tayri fasruni ko matina ko daf ne ko
yow yàlla Ibrahima dafa wax yàlla ne ko yow yàlla wan ma luy dundal ko dee. yàlla ne ko mais da nga maa gëmatul wala da nga maa wóoluwul. mu ne ko déedéet damaa bëgg am conscience tranquille xam ne yaa ngi koy def. xel mi dal. yàlla wax ko ne ko yow daal Ibrahima yaa ngi nekk ab pepp ci man. da ko mu ne ko waa dana ko jëlal ñetti picc. nga rey leen sànni leen fee après nga woo leen. mu def ko woo leen ñu xam nga kooku. kenn mënatu ko wax ne ko yàlla du dundal ko. man dama yàgg ne autorité bi. yëpp seen devoir mooy. fexe ba ku jëg politique bi. ñu dalal seen xel ba nga xam ne ni buñ leen gañee moo leen gënal sax. buñ leen gañee ñoom ñu xam ne dañ leen a gañe ku gañe tamit ñu xam ne ñoom la fi yàlla teg parce que yàlla moom mooy joxe nguur. dëgg la voilà yàlla buy joxe nguur ci biir nit ñi ñoo koy dox mais yàlla moo ko jox. mais loolu yaakaar naa ne man soo dégloo discours président de la république loolu lay wax. boo di ko lu leer la def lu leer la bëgg boo déggee discours ku jigi loolu lañ bëgg. mais man pour man nag problème warut a am xaw ma nag lu indi problème waaye man koo mënee. à part agression verbale bi. xam naa waxuloo ko mais xëy na fichier bi la li nga ko waxee ak misaal gi ku tedd ki nga joxe suñu maam Ibrahima alayhi salaam bu ñu génne woon fichier bi xëy na. mais xam nga nag yooyu si tur. waaye di xaar ba ay dernier 15 derniers jours électronique man xamoon naan doo ci addu xaw ma ci lu bari. parrainage bi aussi doo ci addu. xaw ma ci doo ci xam. Serigne Mboup en tout cas RFM a ngi lay gërëm bu baax di la sant jërëjëf mu nekkoon ak ñun président Serigne Mboup njiital CCBM jiite it mbootaayu chambre de commerce yu Sénégal chambre de commerce ba ca Kaolack mooy njiit li ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye